ma siri Ousseynou Thiam tey ma lay wayal waaye ma siri Ousseynou Thiam tey ñu lay wayal na la xoolal Thiam bebal Demba Thiam duma Ousseynou mi la jël def ci yow alal lu la jaral xoolal Ousseynou mi la jël def ci yow alal dee ko bégal Ousseynou mi la jël def ci yow alal dee ko bégal la bëgg ko bëgg la juma te bëggan jiwu la boo ko mën di def it du ko gis ndax ma jël ga lay xool ci yow Ousseynou nee na yow ay nee na yow de nee na yow juma bu ko waxee yow la bëgg ay bu ko waxee yow la bëgg tëj na buntu ba yow la ba sànni caabi la yow la xoolal nee na picc ba fa mu nekk yaa koy xasam yow la juma dikkal kon aawa yaay Mangane Couture moo leen di may seen série Kooru Juma chéri Ousseynou Thiam Mangane Couture mi ngi Kër Massar marché Aynou Madi Mangane Couture mi ngi leen di xaar ci waajal korité bi 77 546 44 89 77 546 44 89. Bienvenue au Festival des Pains de Keur Massar. Le Festival des Pains de Keur Massar vous offre un cadre chaleureux, unique sur 2 étages. Boulangerie, pâtisserie, pizzeria, fast-food, dibiterie, salle de thé, salle de conférence, salle de spectacle. Espace de jeu pour jeunes et adultes, table de billard, salle de jeu pour enfants. Le Festival des Pains de Keur Massar se situe à l'unité 6 de Keur Massar, près de l'hôpital de Keur Massar et de la gendarmerie. mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax yi yow mi jigéen wala ngay góor nga feebar bu la jaaxal lool dawal nga seeti seex boo seetee seex mu tàggale la ak moom yow mi góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba munoo dara si néeg dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba munoo si dara yokkum awra kin sutu ko fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko si diwee say ans day génn say fes génn say pato cornel génn boo solee baa wala robb sa forme nu fang prise de poids seex moo si aay maanaam nga bëgg a wàññi sa poids yaram karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti moo xam nga amee mauvaise haleine maanaam gémmiñ guy génn xet ngay jigéen nga bëgg sa jëkkër jox la bopp nopp la lool seex moo si aay wala ngay góor nga bëgg sa jabar nopp la yow mi nga xam ni dangaa amee drépano demal nga seeti seex nga amee tànk yu miti di la sonal lool station seex moo si ay diabète seex moo si ay nga amee ngelawul seytaane demal nga seeti seex mu tàggale la ak moom xale buy tiit guddi seex moo si ay ngay góor ñu takk la xala boo seetee seex da koy dindi si 1 minute yow mi nga xam ni dëmb dalaa jàpp seex am na cuuraay boo xam ni bu la ko joxee nga suuroo ko day daal di jëfu ngay jigéen bëgg jëkkër demal nga seeti seex yow mi nga xam ni dangaa amee prostate boo seetee seex jooni da koy dindi bëñ buy metti seex da lay tàggaleek moom nga yore asthme wala enzyme bu metti lool wala estomac cet seex da koy dindi nga bëgg a ubbeeku wala nga bëgg bayre ku la gis sopp la boo seetee seex daal di tàkk biir buy miti wala bopp buy miti boo seetee seex mu tàggale la ak moom seex a ngi noonu dab seen bànneex ak bëgg ngeen wér rek mooy li koy teel jokkoo ak moom si numéro téléphone yi muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak moom moo xam nga bëgg ku la jaay produit wala nga bëgg a fajum cosaan boo seetee seex mu tàggale la ak lépp luy sa jàngoro seex a ngi noonu dab yi tey as. jërëjëf li gën a tax ma ñëw fi sax mais au fait yow gëj nga Gambie de. Juma mën nga ñu may ñu waxtaan may ñu waxtaan. maa ngi ci biir. mais seen café bii ak suñu café fële ute naa comme ni ma la ko waxee dama ñëw Gambie fii Sénégal pour seet si ko pour ñu liggéey man ak moom ndax gis naa ci moom talent bu nga xamee ni Gambie soxla nañ ko bu baax a baax ci wàllu vidéographique
scénario ak yu mel noonu toll na ci fenn fu nga xam ne ni suñu télévision yi foofu soxla nañu li muy liggéey bu baax te ubbi naa foofu lu yaatu lu nga xamee ni bugg naa ñu jokkoo ci man ak moom comme niñ ko waxee rek diggante Sénégal ak Gambie il faut que ñun ñu def diggante bi dañuy def diggante bi te moom man ak moom dañu yàgg. bon ni mu ko doon proposé depuis boobu sax ñu ngi koy répété waat mais Eza and Sergio xam naa ne damay yónni équipe ñuy dem foofu di ñëw so I can manage the relationship from Dakar without going to Gambia, you know. Ce serait bien parce que du soriwul quoi donc mun naa yóbbu sax benn équipe foofu yóbbu fa benn manager ñu jokkoo ensemble pourquoi pas parce que I have a lot of business here. ok mën nañu wax private. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux aller dedans, s'il te plaît. Je te rejoins. Ok, au fait. War nañu wax man ak yow. He knows everything. moom xam na nu mu demee. yaakaar naa ne xam nga li may bëgg a wax li nga bàyyi Gambie dafa mel ni diggante wuloo ak ñoom business moo ma indi waaye li nga bàyyi Gambie xam nga ko bu baax te am na solo trop nga dellu Gambie yow xam nga man xam naa. Aziz man damay gént wala ki nekk ci saal bi di Ousseynou Thiam de. billaahi sa Ousseynou Thiam la. déedéet ki ne ci saal bi di Ousseynou Thiam bi nga xam ne moom laa xam Ousseynou Thiam Layla 3 jours la fi def Ousseynou Thiam changé complètement tonton Aziz tiit naa nag. Juma jarul ngay tiit li Ousseynou Thiam def ci saal bi ci kanamu ganam bi jóge Gàmbi fekk na ma fa waaye mu lay digal ne jaru ngay gaawtu boobu ba léegi ci dàlla la xamee ci xel mu sell xol mu yaatu teyal balaa yàgg daañu xam lan la. Qu'est-ce qu'il y a? jàmm. kii lan moo ko dal. Ousseynou Thiam li nga def léegi-léegi ci salle bi xam nga ko. mais lan laa def. mais da nga dàq sa aw bàyyi fa sa ñaareel. waaye yow mais loolu mooy lan c'est quoi le problème foofu moom moo tax mu ñëw toog fii di renfrogner wu. Juma xam nga lan la depuis ñaari fan yëpp surtout tey elle a commencé ay affaire de lan ay wujjee affaire concurrence tonton Aziz Layla Thiam dama ko war a miinal sama bopp dégg nga xale la ñu jox ma ko elle n'est pas à l'aise je dois la rassurer en plus
te dañ ne moom moo aye ba koor gi jeex donc je dois me rapprocher d'elle loolu kese la loolu moo tax Juma xam na la war a bàyyi Leila Thiam elle ne peut pas la contrôler sànq dama ko fekk ci salle bi mu naan da koy jéem wax naan ko dem a fekk ci waaj bi del doxalee nii del nii Sàmmata Njaay ma tere ko te yow li ñu doon waxtaanee sànq ak Seck Ndaanaan mais il n'était pas obligé de l'entendre yow xam nga li ma lay wax. donc Ousseynou yow tu as préféré rassurer sa ñaareel fexe ko miinu ko sa bopp en humiliant Juma ta première femme sa aawo loolu nga def. Devant Leila, tu as humilié ta première femme. Juma, elle cherche ay problème quoi dégg nga mais lii y a rien de problématique en plus bon tonton Aziz vraiment nag grawul quoi xam nga rek ak samay jabar moom bàyyil ma gérer quoi. bàyyil ma gérer rek sama jabar xam naa leen quoi man dinaa leen mën a coacher grawul. maa ngi dem. ñu fanaan jàmm. waaw maa la gunge. jàpp ñu fanaan jàmm. Juma. toogal. Juma lii mooy lan kan moo la booleloo kan moo la kalaameloo ay tonton Aziz dañuy dem fii naan ay xawma mais Leila du sa morom Leila sa rakk la wala sa jarbaat wala sax sa doom nga ko war a jàppee du sa concurrence dégg nga mais c'est quoi le problème ak sànq ba tey Leila nii Leila naa yow kii njëgg ñaari fan sax commencé koo xatal bëgg ko contrôler bëgg ko jaay affaire wujjee ak yooyu amul yooyu amu fi où est le problème. Ousseynou Thiam bëgg man ak Leila ñu am affinité moo tax tey ma ñëw pour waxtaan ak moom su doon bëgguma ko kon duma sax toog ak moom di waxtaan ak moom mais tey li nga def dafa ëpp yow nee nga dangaa ñëw fekk ma koy dicté yow au contraire yow li nga fekkee waxoo ko parce que Leila moo ma tiim di ma wax lu ko neex nga fekkee ko te waxoo ci dara waaye dara gënuma metti sama saal samay fauteuil ma jënd ko moom ko nga ne ma Juma génnal parce que fii nga ko fekk xool nga bu baax li nga def bul fàtte ne nag kër gi man maa ko loué sama tur mu ngi ci kayit yi sa tur nekku ci waxuma nag sa gan ñëw fi koo xam ne gëj nga koo gis ma toog sa ñaareel toog nga ne mën naa jóg génn nga toog ak sa ñaareel loolu foo ko teg fi mu ko teg mooy Leila Thiam moo ay du yaa ko wax yow yaa accepté mu ñëw ci kër gi yow yaa accepté ne danga koy may ay ba koor gi passé donc je dois me rapprocher d'elle dama war a miinante ak moom miinal ko sama bopp ñemeloo ko parce que yow xam nga yan condition lañ ko fi andiwee donc tey su ma nekkee ak moom parce que moom moo aye mais même su ma amee gan bu amee kuy dem yow yaa war a dem ma toog ak sama ñaareel laa toogal parce que moo am droit nekk ak man yow présenté naa la may nga ñu café c'est terminé oui le problème yow loolu moo la naqari moo tax nga ñëw toog fii ci sedd bi nii di renfrogné woo ko di kalaame di boole ay tonton Aziz. kii wujjeew ma ak moom dama koo def comme ku ma bokkal ndey ak baay comme rakk ju ma bokkal ndey ak baay laa ko def kii sama xëy xajul si moom ba muy wujjeek moom yow xam nga loolu Ousseynou Thiam nekkal nit ñun ñaar ñëpp kenn warut a génn ci salle bi soo amee gan man terewuma ngeen miinante su ma sañoon tey jii da ngeen di miinante ñu am jàmm ñëpp am jàmm ngeen nekk ci jàmm parce que man jàmm laa la bëggal man mi dem ne nga takk jàmm kese laa la bëggaluma la leneen tey nag war ngaa mën a wax le contraire ne man bëggaluma la jàmm bëggaluma tam sa jabar jàmm tey nga ko mën a wax
Salut. C'est une Thiam. Ça va? Ouais, tu vas bien? Ça va bien. Sa kayit yi borom ñaari galon nu muy calmer nii lu xew tey tu as changé là. Non dara. tey mooy 3e jour ba léegi joxoo ma sama réponse quoi. C'est que madame moo ñëwoon donc j'étais un peu occupé donc préparé ak yooyu quoi. ci ñoom laa nekkoon. non c'est oui je sais. Bon. moo tax quoi. alors foo toll. Alpha. oui. J'ai une question à te poser. oui. li nga ma proposé nii. waaw. Pourquoi proposer wuloo ko beneen maison de presse boo xamante ne moom ëpp ay audience moom ëpp audimat man je suis qu'une moyenne entreprise il y a de grosses entreprises audiovisuelles de médias qui sont là et yow say connaissances certainement xam nga ci pourquoi man nga proposer mon business boobu. mais yow loolu ça revient au même nga nekk organe bu ndaw ak bu mag yow boo ko publier mais day dem et puis ça fait le compte lii xaalis bu weex tàll la ça permettra à ton entreprise donc d'agrandir damay suqali sa entreprise comme ni ma amee habitude di ko def toujours donc tu le fais. Alpha. oui. yow xam nga ma bu baax xam nga ne tey fii ma agsi fii nii tey après tout le parcours que j'ai fait dama ko teg ci éthique dama ko teg ci honnêteté rafetal mosoo maa dégg ci ay mbóosóor wala yu ñàkk fayda wala affaire yu salté yu mel ni mosoo ma cee dégg donc man foogoon naa ne j'aurais été la dernière personne à qui tu aurais proposé une telle chose me connaissant. Alpha xaalis bii nga ma bëgg a jox boo ma ko joxoon 15 millions en échange je détruis la vie d'une honnête personne bu am jabar am doom am ay mbokk am ay am du jàmm ma wili pande ko nii mën na ci xaru ay mbokkam xaru ci dee ci mu ñàkk ci liggéeyam ñàkk image am ñàkk réputation ci loo xam ne c'est typiquement privé mën na dund ba dee te kenn du ko xam pour lan en échange de 15 millions yoo xam ne dama koy fay ay salaire mu nekk riba seen waa kër lekk ko du ma ko def. non déglul yow maag yow comme ni nga ko waxee yàgg nañu on a toujours travaillé ensemble tey dama nekk situation et je te demande de faire le boulot lu tax nga may tag yi ay affaires yu demee noonu mais tu le fais si tout toi aussi man li ma fi toogee mooy soqali la te lii tey boo ko kiiwee publier sa entreprise boobu nga ndaw boobu ngay wax mais day dem day mujj am benn ampleur boo xamante ne nii kenn mësu ko gis da nga ma war a sax encore gërëm ci loolu yow yaakaar nga ni fi mu toll nii man scoop laa lay jox boo ko publier sa entreprise ni muy tàkkee sax doo xam nan la mais fais-le tu verras. Alpha ce que tu m'as proposé say 7 millions yi ma avance dinaa la ko revirer bëgguma ko sa 15 millions bëgguma ko te li gën a tax ma douter ci yow mooy le temps que je te dise may ma réfléchir génn goo sax Thiam Production tu me balances 7 millions pour me dire pour m'aider à réfléchir ci laa xam ne ça c'est louche. sa waay lii xoolal da nga koy def parce que yow man dama dutewul yow comme yaa ngi nekk fi di dute man dama dutewul ci say compétence et puis lii nga def nii lii ma la boo ko publié wul tu vas voir de quel bois je me chauffe et je te le dis. Alpha Sané kan ngay menacé laa wax yow da nga foog ne dama la ragal tu me connais très bien on a fait un long parcours ensemble je t'ai toujours cassé la gueule yaa ngi dégg bés boo ma menacé waatee di nga xam bu fekkee da nga yaakaar sa doole fais ce que tu veux tu verras j'ai pas peur de toi. waaye bàyyi ma waay. Et toi tu es un lobbyiste tu travailles dans l'ombre tu travailles pour des monstres. bàyyi ma waaw bàyyi ma yow boo ma dee poñe ma bàyyi la dafa fekk ni dafa am lu may xool. sama jabar waxoon na ma ko noonu lay mës a doon. waaye sa jabar fenkat boobu. on verra. waaye jógal fii. on verra jógal fii. allez dégage. et tu vas xam nga di nga xam de quel bois je me chauffe. ah Moustapha ça va. ça va bien alhamdulilah. tu vas bien. ça va je vais très bien alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. sant alhamdulilah. nag sa entreprise
Ah, ça va cool avec le boulot, ça va. Ça passe. Monsieur Thiam. Monsieur Thiam moom mi ngi fa quoi mi ngi si jàmm baax vraiment patron bu baax la quoi vraiment bu gën si man aussi. D'accord. Bon maa la wóolu ah donc di excuser wu nag. ça va fekk daf ma xaw a jaxase sax yaa ngi may woo vite fait man xam ma daw génn. Oui j'ai entendu sa diggante ak sa copine bi ngay génn la mais métti na mais massa. mais monsieur Sané man loolu mosuma ko waxtaan ak yow loolu benn nit laa ko waxtaanal c'est mon patron donc tey ji information yi noonu yow fan nga ko jëlee ak ku la ko wax. mais man sa waay ci dëkk bi laa dëkk te man fii dara ump ma fii lu xew rek xam naa ko et puis c'est pas grave bu ma xamee yooyu parce que c'est tout simplement une fille qui t'a trahi dem say keneen loolu te yow sama waay nga war na ma metti c'est à cause de ça seulement kan lañ ko may est-ce que xam nga ko. un certain Ousseynou Thiam xam nga affaire sëyu mbokk la donc bi ma ko waxee daal daf ma ne Ousseynou Thiam genre yooyu noonu moo tax bëgguma see nekk di xuus quoi comme que affaire mbokk la quoi vraiment. ok d'accord mais d'abord ton patron monsieur Thiam est-ce que yow xam nga nu mu tudd. mais monsieur Sané yow xam nga entreprise ni muy demee yow tamit DG ngay dégg wala monsieur Thiam wala monsieur Sané genre yooyu noonu jamais nga xam turu nit ki quoi vraiment. déglu ma wax la sa patron monsieur Thiam moom mooy Ousseynou Thiam te moom mbokku Leila Thiam la ay ñeeño lañu est-ce que xam nga bu baax li ma la wax. mais monsieur Sané lii nan laa ko mën a rater en fait monsieur Thiam kon monsieur Thiam mais yow la fois passée monsieur Sané bi ñuy tasee bureau mais monsieur Thiam loolu laa ko doon wax mais pourtant soulagé na ma mi ngi may xamal ne sax ku jigéen ki jaam la mais kon xanaa kon monsieur Thiam kon lii xamu si dara. dama ne Ousseynou Thiam dala doon teg diil kese man je suis sûr que xamoon na ko xam na bu baax li muy def doful Ousseynou Thiam daal moo ñëw yow takk sa Leila Thiam xaw ma nag yow léegi looy def. monsieur Sall lan lay def leen lu démissionné monsieur Thiam xam na bu baax ne man maay ki nga xam ne tey jii entreprise am bu doxee ba tey jii man la je fais partie de ses meilleurs hommes. li nga war a def du démissionner il faut rester dans l'entreprise Thiam Production on va tout faire pour se venger contre lui est-ce que xam nga li ma lay wax mais boo demee nii mais dafa mais da nga ko may champ libre. mais monsieur Sané ma laaj la benn affaire. oui. yow tey jii li nga ma wax nii yëpp mais lan laa si am en fait yow lan nga si am parce que yomb na trop bien vrai que yaa ak monsieur Thiam vous êtes des amis mais tey jii li nga ma wax nii tey mënoon nga ko nëbbal yow lii lan moo si sa intérêt ak lan moo tax nga ma koy wax. da nga di xale rek mais man Ousseynou Thiam je le connais très bien ndakaaru gii lu ñu deful maag moom amul Gambie ga ñu nekkoon diggante Basse ba Banjul dama ko xam bu baax a baax ba li ma xamee sama loxo bi laa ko xamee lépp lu mu def moom moo ko tey yaa ngi wax imbécile mais bu amoon beneen qualificatif bu gën a bari boobu sax da nga ko koy jox parce que loolu la mérité il m'a trahi nag te il le verra ni mu la trahiré nu ko raw la ma trahiré lu nekk laa ko daan defal tey jii lu mu mel ginnaaw yàlla man la mais tey bi mu demee ba mel ni ko neex man la njëkk a trahir et tu crois que man dama koy bàyyee noonu li ma bëgg tey soo ko defee ñun naan ñëpp dinañ venger wu li nga bëgg di nga ko am man tam li ma bëgg ci moom dinaa ko am te je ferai tout pour que Leila Thiam dellu ci say loxo même bu jaree ñu dem ba porter plainte au niveau du tribunal danañ ko def parce que mariage bi ñu ko def mariage forcé la te tu sais très bien que Sénégal dañuy tere loolu dagganu fi donc bàyyi lépp ci sama loxo. c'est bon monsieur. c'est clair. c'est bon ok. ok merci beaucoup. ok merci. Sénégal awa yee ko yor Sénégal awa yee ko yor awa yaay yaay sunu awa yaay sunu yaay awa yaay awa yaay